merci beaucoup ñu ngi nuyu ñëpp vraiment di leen sant réunion bi ñu def tey fii ci commune Malika c'était pour partager ak nit ñi jox leen information et waxtaan ak ñoom ci lu xóot ci distribution des cartes yi nga xamante ni commencé na depuis le 8 décembre bi passé waaye particularité pour le département Kër Massar mooy carte yëpp dañ ko réédité ça veut dire que ñi bindu woon ci révision bi mujj ñi ngi ci biir waaye ñi nga xamante ni ñoom binduwuñu woon defuñu woon dara sax yoroon seen carte ñoom ñëpp ñi ngi ci biir bu ko defee ñoom ñëpp dañu war a dem ci commission yi récupérer waat seen carte loolu nag dafa laaj waxtaan ak nit ñi jox leen xibaar bi ñu xam naka la demee ku ci war a jóg dem fan ngay dem nooy demee et tout ça ñu leeral leen ko fii nag ci arrondissement Malika nga xamante ni moo ëmb commune Malika ak commune bu Kër Massar Nord alors dañu ko def ñaari rencontre yu mag nga xamante ni bii ñu tàmbali tey Malika suba ñu war ko àggali ak Kër Massar Nord dañuy tase ak service sécurité yi tase ak maire tase ak candidat yi nga xamante ñoom ñu ngi dem ci joŋante bi waaye bu ko weesoo dem ci représentant parti yi seen bopp délégué de quartier yi alors ak imam ak ñeneen ñëpp ñu woo leen jeunes yi ñu ni mel pour wax leen ni nii la demee commencé na ñoo ngi ci liggéey bi ak naka la organisation bi demee ndax Malika am na juróomi commission yoo xamante ni teg nañu ko fi pour que distribution bi mën a jaar ci yoon waaye aussi mu bañ a am benn jafe-jafe te loolu tàmbali na alors ba nga xam ni vraiment fii ak le 22 janvier nga xamante ni ci la distribution bi di am alors bëgg nañu daal ba képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci commune bi mën a jot sa carte ci anam ba nga xamante ni noonu la gënee maintenant su la ñu nañ fi maanaam wax nañ fi yenn jafe-jafe yoo xam ne am na ci commission yi yenn saa yi nga ñëw alors mu am yenn récrimination yi ñu koy def ci ñi président bi lii la wala tëddewuñ njaaxaanaay wala des difficultés yoo xam ne d'ordre matériel yoo xam ne dafay am loolu nag yu ci bëri c'est lié un peu au démarrage ni muy soog a démarrer la nii alors moo tax mu yenn difficulté yenn confusion yi waaye nag ñun tooguñu ndax dañuy wër commission yi régulièrement fu ci nekk ñu dem fa xool lan mooy jafe-jafe bi ñu jéem ko redresser alors te loolu duñ ko bàyyi fii ba révision bi di jeex j'allais dire distribution des cartes bi di jeex te noonu lañ koy continuer loolu aussi la ñuy ñaan ñi nga xam ne ay kilifa lañ te seen gàttu jot moo xam délégué yi la moo xam imam moo xam candidat yi seen bopp ñoom tam ñu jotee xibaar bi mais aussi waxee ko ni nga xam ne noonu la gënee ba population yi mën a dem mais ci seen carte alors ci carte bi nag ku ci nekk ni ñu ko waxee mooy fa ngay voté fa ngay dem jël sa carte bu ko defee dina gën a yomb ci nit ñi maintenant lépp lu ci topp ci ay amélioration ñun danañ ko def ndax bañ suggestion yu bëree bëri yoo xam ne génn na ndax par exemple nit ku ñëw doon voté benn centre ñu ne la sa carte dama xoo ko ci benn commission alors que foofu la nekk yooyu ay difficulté d'ordre matériel yoo xamante ni ñun danañ ci liggéey bu baax a baax ba ku ci nekk boo jugee soota daal dem rek fa ngay dem ce sera en tout cas l'endroit indiqué pour nga jot sa carte te du am benn jafe-jafe li ci des nag aussi dañuy ñaan population yi nga xamante ñoom ñooy jël seen carte dana ñëw fekk nit ñu bari taxaw rang ak yu mel noonu ñu mën a muñ topp rang bi ba nga xamante ni du am benn buuxante wala xëccoo ci lu mel parce que bu demee wut noonu rek liggéey commission bi dafay métti donc dana am ay nit dana am ful waaye taxaw rang dina yaakaar ne dina yomb parce que service sécurité yi ñoom muy police wala gendarmerie bu dee Kër Massar danañu fexe mobiliser wu bay teel a ñëw di accompagner commission yi mën a mettre de l'ordre et tout ça nit ñi mën a rang mu bañ a am aussi benn favoritisme boo xamante ni commission yi dañ koy def wala président commission yi dañ koy def li ñu leen sant daal mooy ñu yemale ñëpp ku ñëw rang parce que jot nga jël sa carte dem waaye kenn bañ a jël kenn wala kenn ñëw jaar ci kaw loolu dafa indi problème et à côté de ça aussi boo fekkee am na faveur yu ñu mën a def faveur yi
alors le troisième âge bi lañ ko mën a defal xëy na ñooñu fekkente ni waxtaan nañ ci ba jubóog bu ñu ñëwee ñoom ñu bañ leen de côté jël seen carte ndànk génnaat dem waaye nag pour le reste des autres populations quand même ñu mën a rang ba seen tour jot ñu jël seen carte facilement bu bañ am benn jafe-jafe loolu daal la ñuy ñaan population ñoom tamit dimbali ci te jàpp nañ daal bu ñu yàlla dimbalee bëgg nañu daal képp ku yeewoo ci commune bi balaa le 22 nga mën a jot sa carte mën a dem voter alors mu bañ a am benn jafe-jafe te di wax encore une fois ni opération bi dara loo xamante ni alors am na ci lu ñu mën a jàppale lu leerut wala lu amu ci c'est une opération tout à fait normale ndax département bi ni mu changé nekk lu bees la arrondissement yi nekk lu bees communes yi si ba ñu impacté leen loolu moo indi réforme bi loolu moo indi réédition carte yi ba tax na ñun war nañ ci liggéey bu baax a baax ñu mën a comprendre bañ a rek dégg naa li déedéet ñi joxe information bi ñu xam lañ ñun ñoo ngi fi et tout ça lu leen ci leer ñu ñëw ci ñun wax leen ni mu demee ba nga xam ni du ku nekk da ngay toog fi nga toog rek naan dégg naa yaakaar naa foog naa parce que loolu mooy indi yenn confusion yi dëgg la aussi communication bi danañ ko renforcer danañ ko yokk te loolu aussi ministère dinañ ci jàppale ba nit ñi gën a mën a yëg ku ci nekk fa nga nekk lan moo xew naka lay demee ku ci soxla fan ngay dem ainsi de suite ba confusion yi daal yi ñuy dégg ak yu mel noonu yëpp ñu mën ko éviter incha allah merci beaucoup. ban impression ngeen am ci réunion bi ak yan retour ngeen am ci sous-préfet bi ak ban jàngat ngeen ci am. waaw kon maa ngi nuyu waa Malika yëpp di sant aussi sous-préfet ci réunion bi mu convoqué plénipotentiaire candidats yi mandataires yi délégués de quartier et autres pour que ñu mën a relayer information bi nga xam ne moo bees fii ci département de Kër Massar ñu ko ci sant aussi di ko ci gërëm mais aussi di wax ni effectivement tenir nañu réunion bu dal réunion boo xam ne bii kenn ku ci nekk question bi nga xam ne bii ak sa préoccupation bi nga xam ne am nga ko posé nga ko le sous-préfet moom tamit tontu nañu tontu bu leer naññ mais surtout suñuy préoccupation ñaari fànn rek la benn bi mooy communication bi parce que communication bi aussi comme lu bees la ñu nekk situation bu bees la ñu nekk mooy que léegi département de Pikine dañ ko xaaj génn ci département de Kër Massar ci loolu ñu changé waale carte électeur yi ñi nga xam ñoo dëkk département de Kër Massar yépp dafay jaadu ñu renforcer communication bi ñaan ko aussi au niveau du ministère de l'Intérieur à ce que mu renforcer communication mu renforcer sensibilisation de telle sorte que population électorale bu Malika yépp ak bu département de Kër Massar yépp danañ mën a xam ni dañu war a dem jëli seeni carte électeur loolu tamit tontu nañ ci tontu bu dal sunu xel xam naa ne lu mën dina ko ci def pour loolu aussi mu mën a am beneen bi mooy le jour du 23 parce que tamit Malika moom dëkku jàmm la ñaan nañ ko tamit à ce que le jour du 23 ñu continuer distribution des cartes yi xam naa ne loolu bu ñu continuer aussi du am benn heure du am benn incidence boo xam ni dina mën a affecter le déroulement du vote bi jot aussi am na ab président de commission boo xam bi suñu jarbaat la suñu rakk la suñu doom la dëkk ak ñun Malika nekk ak ñun ci jàmm mais yàlla dafa dogal dafa nekk koo xam ne kii dafa jege candidat bi nga xam ne mooy candidat Momar Talla Gadiaga ñu ñaan ko à ce que mu dindi ko ñaan dindi bi lu lenn lu dul dalal xelu candidat yi dalal xelu électeurs yi pour que ñu mën a xam ni kii nga xam ne jege na maire du am benn possible wala du jege ay carte yoo xam ne dinañ ko mën a def lii wala laa loolu dong lañ ko ci ñaan te xam naa ne dégg nañu xam naa ni aussi dana ci jël ay mesures pour que Serigne Mor boobu nga xam ne moom lañ koy ñaan mu dindi ko ñu dindi ko ci comme président de commission pour que ñu remplacer ko koo xam ne kii kenn xamu ko ci parparloo ndax Serigne Mor moom dañ ko xam ci parparloo dañu xam ni jege na lool le candidat Momar Talla Gadiaga loolu la waral ñu ñaan ko à ce que vraiment ñu dindi ko bind nañ ko aussi lettre jaar nañ aussi par la voie administrative dindi nañ ko beneen bi c'est le cas problème yi nga xam moo amoon Serigne Anta Gadiaga président commission bi nga xam ni jëloon na carte pour jàppale koo xam ne kii daf ko yóbbul carte kooku waxtaan nañ ci ba genre situation yu mel noonu bu bañ amati dalal na aussi sunu xel à ce que loolu du amati bi ci des am na ay information yu am importance yoo xam ne ñi nga xam ne nekkoon nañ fi joxe nañ ko surtout ci wàllu donc
le centre de vote Sanka l'école privée Sanka muy centre de vote bi loolu tamit xam naa ne jël na ci bonne note pour que ni ñuy mën a retirer carte yi mu nekk loo xam ne lu yomb la mu nekk loo xam ne lii aussi du mën a affecter le déroulement normal de la distribution des cartes bi ci des mooy ñaan ñi nga xam ñoo nekk ci commission yi ñu am dégg-dégg ñu am dal ñuy déglu ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy ñëw di retirer seeni carte loolu tamit lu am solo la sinon di nga gis koo xam ne kii fii la daan jëlee carte am ñëw nga ne ko sa carte nekku fi su boobaa kooku di nga ko lor parce que su boobaa di gis carte am loolu yëpp daal ñaan nañ ko ñu koy sant bu baax di gërëm ñëpp ci li nga xam ne moom mooy déroulement réunion di gërëm aussi la presse locale nga xam ne bàyyi nañ seen lépp uniquement pour ñu mën a relayer information bi pour que Malika nekk vraiment dëkk boo xam ne bii dina neex a voter loolu mooy li nga xam ne moom moo la ci am man du ma doon sànni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh